ak fële nga xamante ni moo di Tobène est-ce qu'on peut dire par là que l'État est spoliateur. waaw mais mën nañu wax loolu parce que Guy déjà li mu wax dafa leer depuis 1974 ak léegi depuis 1960 sax laay wax bi Sénégal moomee boppam ak léegi ñoom jàng nañu xam nañu bu baax ñi ëpp ci ñoom aw nañu ci mbay xam nañu situation village ak taax yi ni muy demee kon bu leen neexoon mën nañu séddale suuf yi ba du am coow bii am tey par exemple Ndingler bu ñu demee ba ni dañuy jox baykat yi ñu bay provisoirement wala ñu jox leen fu bokkul ak fi ñu moomoon te kenn amu ci pexe parce que ki am titre foncier la am nga xam ni y a problème parce que waa Ndingler dama ni Ndingler bokkul ci commune bi nga xam ni ñoo joxoon Baba Ngom suuf muy commune bu Sindia ci commune bu Ndiaganiao la bokk pour dëggal li gi wax dafa mel ni tey loolu benn problème la te dina gën a yaatuwaat ci kanam ci acte 3 de décentralisation tey bari na ay communes yu taqaloo yoo xam ni xamuñu fan la ñu xaajalikoo daaw am na ñu dëkk Sindia ñu doon def ay manifestations ànd ak waa Ngexoox parce que waa Ngexoox dañu ni lii ci seen suuf la waa Sindia itam ni lii ci seen suuf la ñoom ñëpp ànduñu ci sàkkal pexe bi ka maire bëgg a sàkkal pexe alors que bokkuñu benn commune bu ñu nekk léegi au finish kan moom suuf soosu ci ñaar yooyu loolu benn la beneen bi ci des ci suufu Sindia dem na ba ñu jox benn promoteur espace boo xam ne ci suuf si suufu Popenguine la maire Popenguine bi nga may dégg Mansour la tudd dafa taxaw ni maire bi déet fii bokku ci sa suuf mais jaxasoo yi am ci frontière commune yi loolu aussi état bi la neex gis ngeen même fii ci Dakar coow li am ci diggante Racine Talla ak Cheikh Dieng muy maire Djiddah Thiaroye Kaw ak commune bu Racine Talla nga xam ni kon loolu état bi la neex loolu benn problème la ci wàllu suuf boo xam ni ci kanam tuuti dana gën a metti dana indi beneen noonu bu gën a doy waar ci diggante communes yi noppee gu ñu réglé ko parce que ki am titre foncier baykat bi coow mënut a yàq titre foncier bi yàgg dañuy ñàkk mais li am Tobène li tax mu ñaaw du question sax suuf si ak li ñu leen fay ak li ñu leen fayul mais descente bu fa way takk der yi def moment bi ñu koy defee am na ci vidéo yoo xam boo ko déggee yow mënoo gëm ni lii Sénégal la ñu koy defee ci ay yuuxu ay xale yu yuuxu ay maire yu yuuxu lacrymogène di tàkk nga ni xanaa lii guerre la xanaa ñii ay rebelle lañ xanaa ñii dañoo sàcc lu ñu moomul xanaa ñii dañuy jaay yamba déedéet ay nit lañu doon ay gor yu doon bay ñu ni leen lii ngeen di bay ICS daf ko soxla li ngeen ni moom ngeen koy jaaye du loolu waaye li ko ICS bëgg a jënde noonu lañu koy jënde nga gis weñ loxo boobu bi am côté dëkk ay dëmbooj bi nu mu tudd Bambey mais nangal ma mais boobu dafa jéggi dayoo def ay lotissement ba lotissé ay sëg mooy cimetière ay cimetière nit ñi di kaas non yow Tito reculé woo da nga persister loolu lépp na boo ko dajalee état bi nga xam ni dara ump ko xam na lu xew mooy jël décision lu mu bëgg a faj mun na ko faj li Ahmed Aïdara la souvent ni état dafa fekk géej awale fa tali kon état mun na lépp effectivement kon problème yooyu bu ñu ko gisee muy jàll toujours dañuy wax ni état moo war a jël ay responsabilités am benn bi ci des askan wi ñoo war a jël seen ay responsabilités askan wi nag ni ñu koy jëlee mooy nañu gis ni seen ay problèmes yu bëri ñi leen ko teg dañu làqatu ci ginnaaw état bi te gis nga boo fekkee ñuy xeex ki ëpp doole ki ëppul doole di xeex ki ñu ëpp doole di xeex ñoom ñaar nga toog atte woo yaa dumalu ki ñu ëpp doole toujours nag ñi ci village yi ñoom ñooy nekk ay victimes parce que xëccoo bi li muy yàgg ñoom ñooy ñàkk loolu nag war nañ ko régler. Yacine vraiment su ma gisee Sénégal actuellement ni muy doxee ni surtout ci wàllu suuf si je me pose la question est-ce que réellement le président Macky Sall am na volonté saafara yenn jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne ni askan wi moom président Macky Sall daf leen digoon ni bu ñëwee dina jeex parce que bu ñu xoolee vidéo yi fàtte xaju fi président Macky Sall bi mu demee ci bande verte bi dem ci yenn zone yoo xamante ne ni régime bi fi nekkoon moom Macky Sall jàpp na ni ko Abdoulaye Wade defee jaaduwul moom moo njëkk a génn dénoncé loolu. te bi mu nekkee ci biir nguur gi tamit dem nañ ba ci biir yàggul dara fan yële passé mu doon rencontré ay élus locaux ca Diamniadio wax ni li muy jot ci wàllu réclamation lu jëm ci wàllu suuf daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya
teg na ko lépp ci ay réclamation lu jëm ci wàllu suuf la mais terewul mu am ay solution terewul mu am ay saafara li ci gën a doy waar en plus mu jëloon ab liggéey boo xamante ne nii dénk na ko fi ay nit avant Moustapha Souran ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana am na ñeneen ñu fi jotoon a jaar ku ci mel ni maître Doudou Ndoye nga xam ne dafa jékki-jékki daal di démissionné donc Souran ñëw ñëpp xam ni def na liggéey ba ko Macky Sall santoon maintenant lan la président Macky Sall di xaar ci recommandation yooyu nga xamante ne ni moom lañ ko jox ci wàllu suuf si loolu mooy laaj bi parce que jàpp naa ne yow bu fekkee da nga santaane ab liggéey ñu defal la ko ci ab jafe-jafe boo xamante ne ni askan wi gis nañu ni dañ koy dund ñu indil la résultat yi war nga ko mën a jëfee li xew toobeen nag gii wax na ko léegi parce que mënuñu jël benn loi boo xamante ne ni c'est obsolète ñi ngi wax loi 76 67 boo xamante ne nii yàgg na ñu bëgg a appliquer barème boo xamante ne nii population yi dañ ciy gaañu donc tey li ñu mën a def rek mooy peut-être xool projet Tobène boobu ban banque moo ko yore parce que am na ci banque yoo xamante ne nii su dee ñoom la surtout les institutions internationales ñooñu seeni mesure bopp la ñu am te bu ñu leen di indemniser dañ leen di indemniser ci anam boo xamante ne nii population yi dinañ ci gis seen bopp ndax gis nañ autoroute à péage bi nga xamante ne nii soxla nañu foofu askan wi dañ leen yëkkati waaye daanaka déggoo kenn koo xamante ne nii kaas na ni lañ ma indemniser baaxul parce que Banque mondiale moo doon dédommager ñi nga xamante ne nii foofu la autoroute bi waroon a jaar ma jàpp tamit ni waa Tobène tey jii il faut ñoom ñu retourner wu vers si kan moo yor tey projet Tobène boobu noonu su ko defee ñu expliquer leen seen situation ñu mën leen a xool barème indemnisation bi ma jeexalee foofu rek balaa Yacine nga jëlaat kàddu gi mu ci affaire RSE yi tey bëri na ñu jël seen suuf moo xam askan wi d'accord wala d'accorduñu mais askan wi ñu jël seen suuf gisuñu ci seen bopp du école bu ñu leen defaral du tali yu baax lu ñu leen defaral du environnement du wér-gu-yaram du leen loo xamante ne ni askan wi gis nañ ci seen bopp te vraiment tey jii dafa jot wax dëgg yàlla parce que bi coowal pétrole bi jàllee dafa mel ni coowal suuf si moo ñëwaat mu mel ni toujours c'est l'éternel recommencement. Alors Pape Makhtar, est-ce qu'on peut dire par là que l'État est vraiment spoliateur? waaw nee na maanaam nee na dama ko namm sax maa ngi koy nuyu au passage Yacine. ñu di ko nuyu loolu di ko ziar. Yacine xam nga bu ñu nee état spoliateur effectivement mën nañ ko wax parce que xam nga bu ñu la nuyee par exemple Sénégal 95% des terres appartient au domaine national. xëyul rek doon ko parce que avant ñuy am ay état ak yooyu suñu suuf si ñu ko doon administrer les laamaan nañ leen tuddee woon ñooñu tey jii ba ñu demee ba 64 ak 76 si nañu créé ñaari loi yooyu ñoo demoon ba jëlee li nga xamante ne mooy droit d'administration bi nga xamante ne laamaan dañ ko yoroon jox ko ki nga xamante mooy état du Sénégal mais état du Sénégal dafa dem ba dafay confondre wala day dof-doflu di fàtte moom dañ ko dénk c'est-à-dire il a un droit de gestion pas un droit de propriété warul jël suñu suuf di ko jaay et puis mu koy jaay sax ñan la koy jaay ICS bii ñuy wax industrie chimique du Sénégal lan la Sénégal moom foofu jël nañu ay indien jox ko c'est-à-dire même ci fonds Covid bi ICS def ci contribution bu nit ñi di rafetlu ñoom bu ñuy def ay extension bu ñuy jël aussi ay milliards di leen ko jox pour seen ay entreprise ak seen business je crois que foofu war nañu mën a waxaat li nga xamante mooy responsabilité sociétale et pourquoi ñuy jël li nga xamante ne mooy alalu askan bi li nga xamante ne domaine national la di ko déclassifier di ko jël ci askan bi di ko jox une tierce te ñooñu nga xamante dañ leen koy jox bu ñu amee alal dañ koy yóbbu seen i dëkk xam nga yooyu dafa nekk ay problèmes yoo xamante ne moo tax ba Sénégal tey ji mënul dem dañuy gis ni chaque fois benn Guy Marius Sagna bu jugee ñu wax ko jox benn terre sénégalais yëpp jug taxaw ni noonu bi ko fi joxee mais benn ICS ay indien làkk ci ginnaaw ñu ne woy sénégalais la industrie chimique du Sénégal mais en réalité ay indien ñoo ne ci biir indien yooyu lu ñuy liggéey bénéfice yu ñuy def yëpp seen dëkk nañ koy yóbbu de même que chinois ak turcs yi nga xamante ñoo nekk ci dëkk bi donc je crois que problème suuf bu ñu am ci dëkk bi bu ñu lay naan 152 000 titres fonciers dañu amoon en 2012 nga xam ni non seulement suuf yi nga xamante ni comme ni ko gars yi di waxee maam moo ko moom suuf soosu amuñu tey jii sañ-sañu du laaj nit ñi lan mooy sa justificatif lan mooy tey jii wane ni que fii nga toog nii yow yaa ko moom parce que suuf si ñun noonu lañ ko xamee woon booy changé ba naan da ngay facilité da ngay dem ci baykat yi nga xamante ne ñoom moom suuf si doon ko cultiver pendant des années ñooñu nga jëm fekk leen fa fexe ba wutal leen ay këyit parce que këyit yooyu boo leen ko wutalee peut-être dina tax ba ñoom ñu mën a développer seeni bopp tey jii baykat boo xamante ne wala famille boo xamante ne ñi hérité benn ay 10 hectares wala 100 hectares mais ñooñu bu ñu amee titre foncier dinañ mën a dem ay banque def ay prêt dañ mën a jógee ci li nga xamante ne mooy seen bay yu ndaw yi dem ci bay boo xamante ne bay bu mag la donc état loolu la war a mën a def accompagner population ñu mën a jógee ci li nga xamante ni mooy situation bi nga xamante dañ si toll mën a jàll ci benn situation mais loolu day fekk état bi bañ a doon un état spoliateur parce que derrière ces enjeux il y a des enjeux derrière te enjeux yi lan la mooy enjeu économique et financier suuf si dafa bëri te ay milliards yooyu nag moom la ñuy jël di ko xañ askan bi di ko jox ay étrangers au détriment des Sénégalais.
est-ce qu'il n'est pas temps que ñu xoolaat quand même état bi xoolaat révision des textes relatifs au régime de compensation parce que wax ji yëpp quand même tourne autour de l'argent ndaxte ñenn ñi nga xamante ni ñoom moom seen i terre ñoom li ñuy bañ mooy 1,5 million yi nga xamante ni moo nekk ci barème d'indemnisation bi. Mansour sunu jàmbaar ji muy maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ko góor gi Njaga Jóob yal na yàlla xari àjjana maam Cheikh Ibrahima Fall nee na